teggil loxoom ci contrôle judiciaire bi ñu tegoon ci Ousmane Sonko loolu nag avocat yi ñoo ko sàkk woon mel ni kon moom juge bi ànd na ci procureur ngir ñu lànkal lu ni mel maintenant nag ordonnance bi liñ ci wax mooy faaw rek kon moom Ousmane Sonko balaataa ñu koy déglu kon avocat yi ak doyen des juges toog waxtaan su ko defee ñu xool app biñ ko war a déglu ci fond de dossier comme niñ ko dàmbale def ci mbiram mi ko séq ak kii di Adji Sarr wàllu yoon ba léegi tey moo ñeenteelu fan ca procès ba am fële ca Ziguinchor muy massacre boobu ba fa bayat jamono ji nag lu toll kon ci juróom ñaari accusé ñin tuumaal ak ay témoins ñi ngi leen di déglu bu dee nag ñin tuumaal lànk nan kon ne lépp lu leen tuumaal dara amu ci kon ñu koy weddi di leen ci ànd ak Boubacar Diassi tey fanweeri at ginnaaw kon jëye ji amoon fële ca Sonacos ñeent fukki doomu aadama ñàkkoon seen bakkan ci explosion camion ammoniac loolu nag tax rek ñu koy fàttali rawatina kon ci wàllu accident du travail les bonnes feuilles de la rédaction di leen koy defalee alxames bu nekk tey ji nag soxna Aïssatou Diallo moom nag ab poète la daal di bindab téere tuddee ko ci nasaraan les labyrinthes de mon cœur waxtaan rek kon xolam ak tamit lépp luy ruq-ruqaat kenn rek ak yëg-yëg Mali tamit information bi mooy UEMOA daal dinay suspendre kon sanction yi nga xamante ni tegoon na leen ko ci wàllu koom-koom mu mel ni kon ñoom annoncé nañ ko laata ëllëg sommet ba war a am fële ca Accra nga xamante ni njiitu réew yi ñoo ko fay amal prié sax kii di Assimi Goïta di président de transition bi mu daal di koy teewee mu mel ni kon CEDEAO ak UEMOA ñi ngi ci tànk kon rek daal di yoxomal mbir yi ndax koom gi ku ne yëgoon na ko muy Mali wante bi réew yi ko wër Sénégal bokk na ci dinañ ko jeexal ak wàllu tàggat yaram ku ne xam ne ni ëllëg mooy match bi Sénégal Égypte la doon Mame Fatou Ndoye dina fi teew yaatal ko su ngeen taaxirloo it ñu yaatal xibaar yi. daleen jàmm kon ñu wax leen ko rek wàllu justice la ak mbiram Ousmane Sonko doyen des juges d'instruction kon ànd na ci li procureur sàkk woon maanaam lànk ñu daal di tegg rek main levée jëm kon ci contrôle judiciaire bi ñu teg Ousmane Sonko ci weeru mars atum 2021 ba léegi loolu nag kon ñi ngi ko xamal démb avocat yi ñu daal di koy firndeel maître Khoureychi Ba bokk ci yooyu avocat sax dëggal lu ni mel ne kon rek ordonnance bi kon démb na leen ko jox ba tax na kon ñu daal di leen koy notifier kon it tey ci alxames ji li ci des na mooy ñoom avocat yi ñu toog ak le doyen des juges d'instruction su ko defee ñu waxtaan kañ la ni jàpp date ngir daal di déglu Ousmane Sonko ci fond wu dossier jëm kon ci viol présumé moom ak Adji Sarr tàmbali nañ ko sax ci talaata ji ak Ndeye Khady Ndiaye mi jiite woon ko Sweet Beauté ak borom këram. justice ba léegi fële ca Ziguinchor ñeenteelu fan musiba ba amoon ca boo fa bayoon ñu boomoon fa ay doomu adama boobu ba léegi nag kon juróom-ñaari accusé maanaam ñu teg ci ñoom ay tuumay faat bakkan ñu ngi leen di déglu fële ca tribunal di chambre criminelle ca Ziguinchor ñoom nag weddi nañ kon tuuma yooyu ñu daal di teg seen kaw rescapé yi tamit naka noonu kon ñu ngay jàkkaarloo fi mu toll nii ak attekat bi dinañ ci ñëw ci compte rendu d'audience bi suñ xibaaru ngoon yi ak Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang wàllu santé ku ne xam ne dem ba léegi waa ànd gësam danoo banque seen loxo kon ne duñ faj service minimum rek moom lañ def ci structure de santé yi loolu nag kon ñu ngi koy tàmbale yëg ci région yu ci bëri ndax ña ngay jëfe kon ndigal li jóge ca syndicat ba su ko defee kon bépp travailleur kon ne duñ ko def ñaari fan ba ñett sax la ne kon ñoom duñ liggéey fële ca Louga it gis nañ ni kon liñ bëgg mooy ndàmpaay yeeg lépp lu tëkkee ca Covid 19 ba kilifa yi la leen ci daan wax ñu def ko lu ko mooy kon bu ultimatum bi jeexit mën nañoo dàbbali ci noonu dañuy déglu Babacar Diédhiou moom mooy président fédération des syndicats de la santé foofu ci région bu Louga ci micro Thierno Fall. dootu ñu nangu am na loo xam ne luy xew ci santé ñu koy bàyyi mu jàll mais léegi dañoo jël moo tax ñu créer fédération bi pour xeex loolu dafa war a deñ fii ak yeneen ak suñu payor boo xam ne mooy salaire yi baaxul loolu yëpp dañ koy xeex ba question yooyu tant que réglé ñu ko duñu bàyyi gars yi dig nañu ci ay logement depuis 2014 mais moom wax naa la ko fii ma ne la ñaata agence de santé ñoo dem retraité amuñu kër ñaata ñoo fi dem feebar yóbbu leen ñaata ñoo fi stressé ba dee mais kenn mënu ko compter. donc loolu question yi ma la wax fii plateforme ñoom yor nañ ko tant que réglé wuñu ko grève bi duñ ko arrêté. rétention des données bi dañ koy continuer semaine prochaine sax dañuy grève parce que am nañu le 30 31 ak le premier dañuy dem grève xeex bi day continuer on va continuer la lutte jusqu'au bout.
ñu dem ca dëkk ba ca Thiès foofu nag daanaka ZAC ba di barab boo xamante ni ay dëkkuwaay yu bees la ñàkk kaaraange moo fa am ba tax na askan wi ñu ngi koy ñaawlu woote wàllu bëgg nañ sax ñu samp fa ay barab yoo xamante ni kon muy police su ko defee kon ñaawtee fii ñu mën a dakk ndax nemmeeku na ni daal boobaak léegi courant amoo fa mu lëndëm turus te loolu nag saay-saay si dañ ciy profito di sàcc ak di cambrioler Cheikh Anta Diop Seylati ci ZAC bi nekk ci Thiès booy génn Thiès jaar ci ñaari xàll yi jëm ci yoonu Tivaouane ab quartier bu yaatu kër yu taaroo taaru lañu fi gis fii de ay nit yu nëbbu seeni kalam yor ay ngànnaay ñoo dugg ci quartier bi toj fi kër yu bëri yóbbu seeni koppar am na sax ku ñu ci gaañ. premier tranche agression am na fa bon. waaw bon loolu yëpp bon. dafa métti am na loo xamante ni. ba pare ñu yóbbu seen alal. waaw mais loolu kay c'est clair alal bi sax jàmm la mais bakkan yi mooy lu gën garaaw mooy nga rekk sa njaboot ñu fekk la sa biir kër jéem la fa toroxal sa biir njaboot te nekk traumatisme ci xale yi parce que bu ñu la fekkee sa biir kër def la jëfin yu ñaaw yoo xamante ni sa waa kër di ko seetaan ñoom na ils sont traumatisés yow sa bopp yaa ngi traumatisé loolu daal ñu ngi ñaan yoo xamante ni ñëpp ñu yoo xam ne courant bi ñëw nañ ci taxaw pour courant bi ñëw. li gën a sooke mbir mi nag bokk na ci ñàkkam kaaraange ak ñàkk courant loolee tax kii di Amadou Dieng di ci sàkku nag kilifa yi ngaan ko bopp dëkk bii di Thiès ñu jàppale leen ci. courant ñëwul woon ñu ngi permettre depuis 2021 juin 2021 la ñu waxoon courant bi dana takk ba tey takkul dama yaakaar ni nag autorité yi son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ak ministre de l'énergie directeur général de la Sénélec ñoom yëguñu lu xew parce que mun ma comprendre dëkk bi nekk 70 kilomètres de Dakar Thiès deuxième ville après la capitale nga ñëw fii ñu la ZAC bi mu toll amul courant loolu mun ma comprendre. askan wi yeewoo fii ci ZAC bi ñoom nee nañ na ci préfet bi wax ak maire commune bu Thiès Nord ak maire ville bi nga xamante ne nee nañ sax agsi na fi ba gis nag mbir mi waaye nag nee nañ ci àddu balaa làmbaaye ñaaw. Kaolack bëgg naa tàggoo ak mbalit ndax nemmeeku na ca marché central ba salte gook am na CRD buñ fa daal def su ko defee kon autorité administrative yi ñoo ko jiite ñuy waajal bis boo xamante ni bëgg nañoo rek raxas dëkk ba an mbalit ma su ko defee kon Kaolack tàggoo ak salte bin ko xamee ñu ànd ceeg Papa Mbaye Diaw ak Fally Gueye. ñu ci mel ni Aïssata Tall Sall bett nañu trop. ndax bañ ko defee rang ministre ba léegi xamatul sax fan lay taxaw ci Aïssata Tall Sall lañ gisee ministre buy génnee communiqué dimanche ci Aïssata Tall Sall lañ gisee ministre buy génnee communiqué bu ñu signé wut waaye nag lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole. la xewoon rek fële ca Kaolack di CRD ban amal ngir rek waajal bis bu ni nettoyé mbedd ya ndax dañoo jàpp ni marché central ba salte goo xamante ni kilifa yi jël nañ ci ay dogal su ko defee lu toll kon ci ñaari fan la 26 mars bi lañ ko jàpp di leen ci ñëwaat kon ci nam gën a yaatoo ak Papa Mbaye Diaw jamono ji it fële ca Diamniadio ña ngay wéyal forum mondial de l'eau Ndakaaru moo koy dalal altine bi passé président Macky Sall moom moo ko jiite démb nag jox nañ kàddu gi ay kilifa diine ñu ñëw si solos ndox ak tamit fi ko diine teg muy loo xamante ni tamit jàpp na ni daal nit ñi war nañoo def seen kéemtulaay kàttan ba askan yi di mën a jot ci ndox mu sell ci noonu dañuy déglu imam Mactar Kanté di kilifa diine ak monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Ndakaaru ci micro Habib Faye ak Thierno Laurent Mendy. Bon sens. Ça relève du bon sens. dafa di yoo xam ne xel moom moo ko mën a nangu ndax tamit lu rafet rek lañ gën a mën a gis ci leen mel waaye tamit anam ba ñuy jotee ci ndox mi loolu ci wàllum bon sens la loolu droit doomu aadama bi la te loolu moom rek moo ko war te mën nañ ci jàll ci loo xamante ne ci lu gaaw la ci ponk boobu mën nañ ci jàll tamit mbir mi nuñ koy gën a jëmale foofu mooy défi bi foofu la nekk nan la ñuy jotee ci ndox mi yan condition lañ war a mën a am ba nga xam ne nit ñi dinañ mën a jotee ci li ni mel jël ndox mi jox ko askan wi ñu mën ko jëriñoo ndax tamit loolu ab jaamu yàlla la faaw rek ñu mën a xam mbir mi nan lañ ko mën a boolee ak dignité doomu aadama. Ce cri poussé par Jésus ci boppam biñ koy crucifié yuuxu gi mu def rek bokk na ci moo di dama mar ci kanamu ñëpp mu wax boo seetee ci biir sonn googu noonu muy wane ne sax mbëggeelam ci ñun
loolu la waral na itam mère Teresa ak tamit ci baaxam ci chapelle conventuelle am phrase boobu saa su nekk dañ ko fay gën di gis j'ai soif muy dama mar doon loo xamante ne ni day yee askan wi di wane ne itam ci suñu jëfin waaye tamit faaw ñu dugal ci suñu bopp ci ñëpp ngir ñu mën a jotee li ni mel nag suñu droit la ci àddina wërngal këpp ngir loolee mën a antu nag ndax ndox mi ñu jot ci warul mën a doon loo xam ne ni day féewale ñi di askan yi. Le défi de ce droit. jamono jooju waa ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ñoom am na concept bu ñu bëgg a sos tuddee ko hydrodiplomatie maanaam diplomatie boo xam daal wàllu ndox lañ cee gën a waxtaanee ci diggante réew yi su ko defee kon nan koy yoree te réew yi bokk ko rawatina ay dégg ki dex yorin wa mën a jaar yoon Abdou Diouf Diagne Bamba Samb. ndox ngir yokkute ci dëkku kaw yi lii bokk na ci ñeenti thèmes yi nga xam ne fas nañ ko yéene waxtaane ci forum bi nga xam ne nag dañu ko amal ñeel wàllu ndox lu ni mel nag daal di soxal lool ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu mbay lu bëri nag ci ay jumtuwaayam dañoo soxla ndox moomilee juróom-ñeent ci ay projet jamono ji ñu ngi koy waxtaane ci forum bi place bu am solo nag ñu daal di ko ci jox li nga xam ne moom la ñu duppee hydrodiplomatie. ñun nag dañ ñëw ci forum bi pour que Sénégal mën a wone ci wàllu eau productive bi nga xamante ne mooy au cœur du développement rural mooy thème central ministère bi pour ñu mën ko wone loolu moo ñu fi andi pour ñu mën ci présent beneen bi aussi mooy dañu fi ñëw ak suñuy structure yëpp muy projet et programme yi nga xamante ne seen intrant principal ndox la comme loolu mbéy mi lañ ko jagleel ci ñeenti thématiques yi loolu moo tax ñu nekk fi pour que mën a participer ci hydrodiplomatie mooy lépp loo xamante ne xew na ci wàllu ndox ñu mën a toog mën ko waxtaane ba mën ci trouver solution parce que monde bi benn village planétaire la. ngir nag ñu mën a yor ndox mi ni mu waree Sénégal teg ab programme boo xam ne ñu ngi ko duppee projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. chaque fois bu ñu defaree barrage wala det bu ñu creuser forage projet bi moo koy def mais day ñëw nag développer ay activités yu bëri activités yooyu mën na nekk ay périmètres yoo xam ne ceeb lañ ciy bay. mën na nekk tamit ay périmètres yoo xam ne maraîchage lañ ci doxal mën na nekk tamit ci autour donc du point d'eau yeneen activités yoo xam ne ay bassin aquacole pour yar ay jën mën na nekk tamit ay plateforme multifonctionnelle ak leneen mais le motif maanaam liy tax sabab lu bi mooy daal ndox mi. jamono ji la nag kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu mbay te seen liggéey nag sukkandiku ci wàllu ndox ñoom ñëpp nag ñu ngi bokk ci juróom-ñeenteelu forum mondial bi ñu jagleel wàllu ndox. ñu des foofu ca Diamniadio ci xew-xew kon di forum mondial de l'eau artistes yi tamit daanaka kenn demul ñu des muy Baaba Maal Fada Freddy ñoom ak kii artistes yu jógee ca Mauritanie ba ca Gambie nee nañ di gën a dugal seen loxo rek ci wàllu ndox bi gis nga ko tuddee seen bopp les voix du fleuve voix de la paix su ko defee rek wàllu jàmm it ñu ko mën a dox am na ci prestation yu ñu ko fa def su ko defee kon ña fa ñëw it di ay panélistes yu jógee ca bitim réew yóbbaale message yi leen artistes yi jox. moom Baaba Maal dañ koy déglu ci micro Abdou Diouf Diagne ak Bamba Samb. ñun dafa jël benn composition boo xam ne bi thème bi nga xam ne moom mooy thème yu ñu dégagé ci forum bi surtout muy thème ndox lu muy jëriñ ci dundu doomu aadama ak fi ndox tollu ci li nga xam ne moom mooy diviser ay doomu aadama wala di leen boole ñu àndandoo nekk benn ku ci nekk ñun da nga bind benn chanson ñun nag boo xoolee ñu toog ci table bi fii ku ci nekk ñun yaa ngi judd ci au bord du fleuve Sénégal comme édition forum bi fleuve Sénégal dañ ko jagleel dañu dem ba Mbumba rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëkk au bord du fleuve Sénégal muy ñi napp ñi di sàmm ñi def yeneen liggéey ñi di bay laaj leen lan mooy seeni itti ak loo xam ne li loolu buñ leen ci jàppalee ñoom dina am lu mu yokk seen dund yu yendandoo ak ñoom lu nekk dégg nañ ko fa nag parce que nit ki moo gën a xam lan la gën a soxla ci àdduna donc tey dañu ñëw fii ci forum bi pour restituer lii mais en même temps indiwaale li nga xam ne moom moo génn ci waxtaan yooyu teg ko ci table bi comme ni ko François waxee nga xam ne décideurs yi nekk ci àdduna bi war nañ ci mën a jàppale population engagement bi ñu jël nag dafa nekk engagement boo xam ne yemul ci forum bi engagement la boo xam ne bi au delà du forum dañu bëgg a continuer dem ci yeneen réew yoo xam ne ñun ñoo bokk fleuve Sénégal mais dem aussi un peu partout ci àdduna bi peut-être expérience bi ñu def ni jël musique jël culture
def ko au service de la paix et du développement donc peut-être xëy na mën nañ ko yóbbu ci yeneen gox ci biir àdduna bi. dañu dem foofu ca Dakar Arena fekk fa kenn suñu ndaw yi ñu yabal foofa mu toppal ñu kon forum mondial de l'eau di Habib Faye kon Habib ñi ngi ci ñeenteelu fan bi lan lañ mën a jàpp ci bésu tey bi. maa ngi lay fay bu baax ci ñeenteelu bëccëg bu juróom ñeenteeli forum mondial de l'eau ñu jagleel ko wàllu ndox mi tey askan wi dañu gën a ñëw en masse dafay mel ni bés bu jot rek nit ñi dañuy gën di ñëw fi nga xamante nit moo di CICAD di def li nga xam ne moo di conférence yi di def li nga xam ne moo di panel yi waaye aussi tamit di def li nga xamante nit moo di visite yi ba léegi dina am ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na lool ci wàllum ndox am ñoo xam ne tamit ca la ñuy liggéey ci noonu la ñuy gàttandoo ki nga xamante nit moo di El Hadj Mamadou Sankhare moom maa ngi koy nuyu bu baax. maa ngi lay fay Habib. di fàttali ne yow yaay directeur général bu SENTEC. SENTEC mooy service environnement technologie. service environnement technologie ñoom tamit ñu ñëw fii exposé ñoom seen liggéey mu mel ni yéen a ngi ciy gis seen bopp bu baax. waaw ñu ngi ciy gis seen bopp Habib parce que lii opportunité la ndaje la boo xam ni daf ñuy permettre ñun ñu fi nekk fii Sénégal des fois ñu génn mais daf ñuy permettre ñu dajeek ñoo xam ni mënuñ leen woon jot dañ daan def ay commande bi jël temps. avant suñu client di soog a jot ci service biñ koy proposé ndaje la boo xam ni daf ñuy permettre li ñuy liggéey déjà dinañ ko mën a fësal gars yi dinañu ñëw xam ni Sénégal ñun am na lu ñu mën suñu autorités yi aussi ñi fi nekk dinañ gis ni ñun ñu ngi jéem mais surtout synergie bi muy jur boole doole bi muy jur ba ñu mën a proposer Sénégalais yi solution yi ñu soxla pour jot ci ndox bu baax pour ndox bu bon bi. ñu xool nan lañ koy mënee réutiliser wala tout simplement nan lañ koy mënee traiter ba mu mën a jëriñ dara vraiment opportunité la boo xam ni képp kuy liggéey ci wàllu assainissement wàllu eau wàllu environnement waroo ko rater. mu nekk loo xam ne kenn waru ko raté ñu koy jaajëfal bu baax moom muy directeur général bu SENTEC noonu la ñuy continuer dérouler programme du jour bi nga xamante ne ñi ngi koy xaarandi ci 4e jour bu 9e forum mondial de l'eau tey dinañ dugg tamit fi nga xam ne moo di ci village yi bëri na activités yoo xam ne am na fa mais parmi ces activités aussi am na ay activités culturelles yoo xamante ne ni dinañ ko animer tout au long de la journée bokk na ci tamit ay artistes yoo xamante ne dinañ défiler ci biir village bi ci kaw loolu aussi tamit salle des exposants gis nañ ni conférence yi ba léegi mi ngi gën di dem solution yi ñi ngi xool ana na lañ koy gën a mën a apporter waaye aussi y a beaucoup de propositions yoo xam ne nit ñi ñi ngi ñu koy gën di mën a jox ci li ñeel wàllum 9e forum bi bokk na ci tamit jafe-jafe ak ndox mi surtout ci côté bi nga xamante ne mooy ci rural bi loolu sonal na lool nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tey des nañuy waxtaanee li nga xamante nit mooy wàllum jafe-jafe ak ndox googee ak itam nan la ñuy gën a mën a def ba am ndox mu sell waaye tamit jëfandikoo ko ci anam boo xam ne bu am solo la. jërëjëf Habib Faye ca jamono jooju moom Barthélémy Dias mi ngi woon fii ci Dakar moom it am forum mu boppam démb sax waa conseil mondial de l'eau bi ñaawlu nañ kon li muy utiliser li nga xamante ni kon moom mooy seen boobee logo ngir rek di ko jëfandikoo wante mairie bu Dakar moom ñi ngi doon wéyal rek seen ay mbir ñu ànd ci kon ak Ibou Kane image yu subaaw ndox mi ci suufu Ndakaaru bu ñu moyul lépp dina yàqu ci at yi ñu jëm bokk na ci ay conclusion yi tukkee fii ci forum bu Dakar bi li ko waral nappe phréatique bi jamono ji daanaka lu ci bëri yàqu na. suñu xoolee tey carte Dakar ñuy examiner nappe phréatique bi ñu gis que fépp fu tubaab yi liggéey ay dëkk ay gox foofu yëpp fépp fu am assainissement daanaka ndox bu nekk ci suuf si baax na ba tey mën nañ ko exploiter parce que SONES ak yeneen service ñu ngeen xam ne ni ñoom ñoo am sañ-sañu exploiter ndox bi fii source ndox bi mooy daanaka da nga koy jëlee ci lac de Guiers bi wala nga exploiter ndox bu nekk ci suuf si wala nga am yaakaar dem jëlee ndox bu géej gi mën ko traiter pour dugal ko ci réseau bi pour nit ñi mën ci gis seen bopp. ci biir lël bi ñu jagleel wàllu ndox lu soxal assainissement itam waxtaanee nañ ko fi ci Ndakaaru Barthélémy Dias jàpp ne tawatu Ndakaaru du lenn lu dul wàllu assainissement mu teg ci ne gox yu bees ya ñu sanc boo moyul ab bombe écologique la nar a jur. nit ñi dañu soxla ndox ci seen kër yi wante hôpitaux yi tamit soxla nañ ndox industrie yi soxla nañ ndox hôtel yi soxla nañ ndox
donc suñu xoolee tey ñëpp ñu soxla ndox béykat yi sàmmkat yi ñëpp soxla ndox ci gàttal parce que ndox mooy lu ñuy woy la vie mooy àdduna ndox moom su amut moom daanaka moom mën nañ jàpp ne àdduna amutul kon nag ndox boobu dañ ko nar a aar dañ ko nar a sàmm moo tax ñuy wax ne ni que lii di les sources d'eau mooy fépp fu ñu mën a jëlee ndox dañuy góorgóorlu ba bañ ko yàq. gannaaw lël gi nag ab appel ñu daal di koy lancé nguuru Sénégal ngir mu def kéem kàttanam ba lépp luy jafe-jafe jëm ci wàllu ndox ñu indi ci saafara rawatina Ndakaaru ñu wutal ko ab plan d'assainissement boo xam ne bu mucc ayib lay doon. jërëjëf Ibou Kane di ñëwaat kon ci wàllu forum de l'eau boobu ci ngoon ak Fatou Kiné Deme mu ñuy dégtal saa su nekkoon journal du forum ak ndaw yeen fa yabal di Abdou Diouf Diagne ak Habib Faye ñu wax ba léegi rek ci tey fanweeri at a ngi nii kon bi musiba amee fële ca Sonacos gis ngeen ko noonu kon muy rek ammoniac bu fi explosé woon 40 doomu aadama ak benn kon ñàkkoon ci seen bakkan ci jamonoy weeru koor la woon moo tax it ñëcc daal di mucc ba léegi am ay jafe-jafe muy ay traumatisme dina ci ñëwaat ki témoignage ci suñ xibaaru ngoon ñi bu dee nag wàllu bitim réew information bi kon mooy Mali UEMOA nga xamante ni moom lañ dénk wàllu kopparte réew yi bokk ko fii muy juróom-ñetti réew jël na ndogal kon daal di dakkal daanin tegoon réewam Mali ci wàllu koom-koom la ku ne xam ne ni banque centrale dafa jëfe woon kon conférence des chefs d'État yi ngir rek kon lépp luy wàllu koppar rek wàllu jëflante ci xaalis ñu daal di koy teg réewam Mali ñuy xaar nag li nga xamante ni kon mooy beneen ndaje bi muy bu CEDEAO yi nga xamante ni ay njiitu réew it bokk kon ci fukki réew ak juróom-benn ña ngi ko war a amal fële ca Accra ña ngi ca prier njiitu réew mi ngeen gis kon di Assimi Goïta moom it yaakaar na ni kon waa CEDEAO ñoom ñoo jëloon wàllu frontière bi teg ko tëj ko xëy na waa Mali tamit bu dee CEDEAO levé na sanction yi kon dem beeg dikk bi dina tàmbaliwaat ci wàllu suuf si ndax réew yi yëgoon nañ ko ci wàllu koom-koom muy Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ni kon ñu ngi doon jëflanteeg Mali rawatina li doon jóge ci pooru Dakar bi ne kon ba léegi rek marchandise ya jóge Mali waroon faa dem bari nañ fa ba xamatuñ sax naka la ñuy def ak moom dinañ ci ñëwaat kon muy xibaar boobu tukkee sànq ci la nga xamante ni kon mooy siège u UEMOA nekk fële ca Ouagadougou waa Mali ka leen fa teewaloon kon mooy bâtonnier ba di ay avocat doon leen layool ñu wax rek ci wàllu jëya xew fële ca Somalie lan fa nemmeeku nag mooy benn explosion am na fa fanweeri doomu aadama ñàkk seen bakkan Belaw Daawin di dëkk boo xamante ni kon ma nga rek ca centre dëkk ba buñ sukkandikoo ca kilifa yi ñoom ñoo ñu xamal musiba boobu ñoom nag tey ji kon lan daal di firndeel jëye ji nga xamante ni kon am na ca Somalie nekk ca corne de l'Afrique jamono jooju tamit ca bitim réew guerre Ukraine bi nga xamante tamit jur na musiba ci àdduna bi ndawatina wàllu koom-koom ma ngay wéy ndax ñoom occidentaux yi di waa bitim réew ña ngay daje fële ca Bruxelles di sommet ci wàllu OTAN Joe Biden di président bu Amérique moom it daal dina koy teewee ndax wàcc na fa bëgg ci guddi ngi rek fekkee lu ni mel laata tàggat yaram ñu dem ci les bonnes feuilles de la rédaction tey la alxames tey ji nag Ibou Diouf daje ak soxna si naan Aïssata Diallo moom nag dafa bind ab téere ci nasaraan tuddee ko les labyrinthes de mon cœur muy rek wàllu cofeel ak tamit lépp loo xamante daal ma nga ca moom soxna si wax na ko rek ci wàllu poésie su ko defee kon nit ñi gën a fonk wàllu bëggante bu fekkee ne sax yenn saa yi ay jafe-jafe mënu cee ñàkk Ibou Diouf image yi Mohamed Sow Dieng. muy ab téere boo xamante ne may na bindkat bi mu ñëwaat mu samp ab laaj beneen xeetu gis-gis ci li ko wër moo xam lu neex la wala lu safaanu ci téere bi muy duppee les labyrinthes de mon cœur. lu tax ma tànn loolu sax ngir wan ni daa gis naa samay moroom yu bari dañuy yaakaar ni bu ñu yeggee ci benn stade seen vie bu ñu amee benn échec wala ñaar rek dañuy foog ni mënatuñoo jàll wala mënatuñoo yegg fu ñu jëm. alors que le fait que ngay daanu lay wone ni que yow tu es sur le bon chemin ndax kenn jugul rek xëy réussir. ci bile téere nag mu dëxëñ ci ay thèmes yu bari te wute bu ci nekk mën a may ki nga xamante ne moo koy liir mu voyager am tamit beneen gis-gis ci askan wi wala adduna bi. amul relance wala. li ma ci développé moom mooy jot nañu ci développé ay textes de motivation pour ñoo xamante ne duñu bëgg a entreprendre wala bëgg a liggéey ci ay domaines yu mel noonu écriture wala leneen sax lu mu mën ci doon ak tamit ay thèmes yoo xamante ne c'est de l'amour du désespoir
politique maraboutage et tout. Aïssatou Diallo nag dafa gis ne mbooloo lu mën a am la waaye day fekk ku ci nekk dugal sa loxo ci li mbir loolu tamit may na ko mu ñëwaat ci li nga xamante ni gis na ay ñooñam ak i xaritam di ko dund. sama famille bi ma inspiré ci benn partie ak samay xarit ak samay àndandoo ndaxte jot naa gis façon bu nekk parce que man dama doon nit boo xamante ni je suis observatrice. mbiru poésie nag neex na ko lool ndax gis na ne lu am solo la te nit mën na ci jëfandiku ngir fësal kàddu wala sax ab xeetu gis-gis. bon li tax may bind mooy ni dama commencé woon ci ay chronique Wattpad ak ay yeneen plateforme comme ay Kiflir à Digital Kiosk may bind léegi au début ma bind ma foog ni non c'était juste un jeu mais à la fin ma dem ay ba atteindre ay plus de 1,18K léegi nit ñi di ma naan pourquoi pas nga génnee livre ma ne ça me tente aussi. téeram bi mu duppee les labyrinthes de mon cœur may na Aïssatou Diallo mu desandi ci li nga xamante ne daanaka ci lay yëngu saa su nekk mu coaching en motivation bu weesoon nag li nga xamante ne di ci yëngu muy poésie scénariste wala sax chroniqueuse. jërëjëf Ibou yaak soxna Aïssatou Diallo moom mu ci téere bi kon xibaar yaram tàggat yaram yegg si nañ ci xibaar yi muy événement bi nag match suba bi la Sénégal war a dem fële egg nañ sax daje kon ak Égypte ci rek kon barrage coupe du monde bi war a am ci Qatar ci atum 2022 bi ñoom Lions yi Mame Fatou ginnaaw bi ma la nuyoo tey lan war a commencé tàggatu. waaw maa ngi lay fay Chérif ni nga ko waxee événement bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar d'ailleurs mën nañ ne fenêtre internationale bi jongante ci wàllu coupe du monde bi moo koy gën a occupé donc Sénégal ni ñu ko xamee war a def matcham bu njëkk ci aller bi fële ci stade international du Caire tey foofu la ñuy entraîné woo seen entraînement bu njëkk ak bu mujj tamit gannaaw ba ñu yegsee démb fële ci Égypte muy nekk match boo xamante ni du yomb ci ñaari équipe yëpp muy pharaon yi di gaynde yi loolu la ñu Cheikh Sadibou Diarra di wax ci élément bi waroon dem ca Caire suñu sukkandikoo ci programme bi ñu joxe woon Bouna Sarr ak i naataangoom yegg nañ ca Égypte ngir bañ a am dara lu leen bett ñaari fan laataa jongante bi gaynde yi dinañ amal benn entraînement alxames bi ci stade bu Caire bi war a dalal jongante bi Égypte bi ñu war a laaleel moom itam mu ngi ci wàccaay bi bu baax ànd ceeg yéene jël revanche am bu waa dëkk bi yëpp bëgg ministre sport bu réew ma sax seeti na leen ñaax leen bokk ci kàddoom yi mu ni pharaon yi Sénégal mënu leen Égypte am na lu ko mën a yóbbu ci mondial bi ndax ci final CAN bi mujj ci tiro biir la ñu ñàkkee ndax chance ñoom la àndaloon lu leer daal mooy ñu ngi xaar jongante Égypte Sénégal yu metti jongante bi moom du yomb d'ailleurs incha allah demain balaa match bi di tàmbali dinañ leen dégtal benn plateau spécial ngir analyser un peu les forces des deux équipes wax aussi ci classement bi donc demain à partir de 18h fii ci TFM ñu des ci jongante yooyu nga xam ne barrage coupe du monde bi la soxal ba léegi waaye bi yoon ci zone Europe Italie ak Portugal ñoom tamit dañuy jongante bien que ñu nekk ñaari équipe yu mag ci zone Europe bi ngir dem fële ca Qatar ñoom ñaar nag bu ñuy jongante benn ticket rek la ci kenn mën a jël loolu nag du nekk match aussi bu yomb ñoom nga xam ne Portugal Italie war na dajeek Macédoine Portugal war a dajeek Turquie gannaaw donc jàngat bi nga xam ne Cheikh Tidiane Diaw defal nañu ko. ak Portugal dina am kenn ci ñaari réew yooyu koo xamee ni du bokk ci Qatar 2022 ca coupe du monde ba li ko waral mooy tirage au sort ci barrage yi moom moo leen boole yoon Cristiano Ronaldo wala champion d'Europe bi dina am koo xamee ne duñ ko fa gis te ñoom sax tey jii la ñuy commencé seeni barrage doore ko ci champion d'Europe en titre yi ñoom dinañu dalal Macédoine du Nord Portugal moom Turquie lay dalal ñaari équipe yooyu suñu gagné seeni match yi ñoom ñooy daje à finale ca Lisbonne yeneen jongante yi nag bokk na ci Suède bu Zlatan Ibrahimovic di dalal République tchèque bu Patrick Schick dinañu nemmeeku tamit beneen daje boo xamee ni day am ci diggante Pays de Galles bu Gareth Bale nar a dajeek ak Autriche leneen lu ñuy jàpp mooy barrage yi ci zone Europe guerre ba am ca diggante Russie ak Ukraine impacté na ko bu baax a baax ndaxte Russie mi nga xamee
xamee ni Pologne la waroon dajeel dañu ko dàq ci barrage yooyu le Ukraine mi nga xamee ni moom dafa waroon daje ak équipe bu Écosse moom matcham bi dañu ko dàq ba jëmi jamono. ci wàllu coupe du monde boobu ba léegi ñu xamal leen ni que Japon tey ci suba validé na tikkeem pour coupe du monde bi gannaaw victoire bu mu am ci kanamu Australie 2 bal ci dara victoire boobu nag dina tax équipe Japon bi dëgmal li nga xam ne mooy nekk juróom-ñaareelu coupe du monde am ñu tegle ko donc Japon nekk équipe bu régulière ci compétition bële victoire boobu tamit mooy may Arabie Saoudite bu Hervé Renard moom tamit mu qualifié ndax day terminer ñaareel ci groupe B bi te kenn dootu ko mën a dàpp donc ñaari équipe yooyu ñoom validé nañ seen ticket pour coupe du monde bi ñu jeexalee ak wàllu tàggat yaram fii si suñu dëkk gannaaw match bu am solo boo xam ne démb moo doon tëj 14e journée Ligue 1 bi muy derby de la banlieue entre ñi nga xam ne ñooy Guédiawaye football club ak AS Pikine match boo xam ne nag stade bi dafa fees dell donc mu nekkoon match bu neex surtout nag ci ñaareelu pàcc bi waaye ndam demul ndam dikkul kenn dugalul tamit sa morom but ni ngeen ko gisee ci image yi stade bi fees dell ci biir ak ci biti lépp mais ñaari équipe yi kenn dugalul sa morom score vierge et donc de 0-0 le terminé woo ci classement bi nag ñu fàttali ni Génération Foot moo nekk P ba léegi ak 26 points ki ci topp di Casa ak 26 points aussi Guédiawaye football club nekk 3e avec 23 points Pikine nekk 4e avec 22 points 15e journée bi nag ñu ngi koy tàmbali ci week-end bi samedi ak dimanche lay doon looloo fi gënoon fës Chérif ci wàllu tàggat yaram. match bi xam moon na de moo waroon a am ci stade bu Diamniadio Ablaye Wade. voilà exactement démb moom bu ñu ko yóbbu woon Diamniadio du ñu wax ne Diamniadio dina fees mais au moins peut-être voilà le quart. c'est la banlieue ñoom dañu mën mobiliser mais bon boo gisee tendance bi c'est un peu général ah. temps yi moom football local bi. mi ngi dekkiwaat mi ngi ñëwaat mi ngi dekkiwaat te je pense que buñ ci gënee jàpp dina gën a sori ñëpp ngi ci liggéey donc am na solo ñu continuer ci lancer bi. mais match suba bi nag Égypte Sénégal du yomb moom Fatou. non du yomb je pense que démb image yu accueil bi rek déjà wane na ni que ñoom suñu ñëw bi sawaruñ ci je trouvais que équipe bi dafa xaw a wéet même en termes d'escorte et tout boo gisee équipe bi ni mu ñëwee ak accès bi pour dem ci bus bi tu vois amul benn escorte boo gisee je pense garde du corps équipe nationale bi sax moo ne Sadio Mané na taxaw. Ce sera un environnement hostile parce que ñu ngi ci doon waxtaan tout à l'heure ak Ibou Diouf mu ñuy fàttali bi ñu demee Caire ba passé c'était difficile même pour dugg ci stade bi on se souvient que escorte bi waa fédération la ñu àndaloon mais keroog pour dugg ci stade bi xeex la woon journalistes yi autorités yi ak waa police Égypte donc demain moom je pense que ni les joueurs doivent être préparés à se dire que ce sera un environnement hostile mais nag quand bu ñu siffler moom terrain bi moom affaire bi foofu la vérité du terrain rek moo fay fekk exactement donc du yomb mais je pense que ni Sénégal ak état d'esprit bu ñu nekk dynamique bu ñu nekk man am naa yaakaar ni suba dinañ am résultat bu positif. Inch'Allah yàlla na ko yàlla kon nga jox rendez-vous téléspectateurs. voilà demain Inch'Allah 6h 18h GMT pour def l'avant-match Sénégal Égypte Sénégal et pour bu match bi jeexee ñu def comme d'habitude débriefer xool un peu li marché ak li marché wul en espérant que résultat bu baax la ñuy jëlee foofu. waaw comme ni nga fi tëbee woon ba Sadio Mané dugalee penalty ba ak jooya dara amaat suba Inch'Allah yow yaa Inch'Allah dina am bu soobee yàlla ñu bàyyi leen ak Alaaji bon parce que ñu ànd ci kon ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di gën a fës ci yenn kaay yi. jërë ngeen jëf ju ñaaw ju ñu defoon xale bii di bébé Lansana ca Kédougou defaat nañu ko beneen xale ca Wélingara yëral xët mu njëkku libération benn liir bu ñu naan bébé Kadja am at ak ñeenti weer maanaam 16 mois moom la ñu fekk ñu sànni ko ci ab teen ca Saare Mawunde ga ca Kanjaay ga ca Wélingara fa la jëyee ji xewe yaayi xale bi ak ob jarbaatam libération nee nañu ñoom la ca gendarmerie bu jaw be njëkk a tëye nañu tëye journal libération ba tey mam jigéen ñi ngi di ndaw si ñu jamoon ay paaka ba mu faatu ca Ndar ñu sànni ko ca mbedd ma fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca la xewoon yéenekaay bi nee nañu yaayi ndaw si ak frère ndaw si ak tantey ndaw si ñoom ñëpp le juge d'instruction bu premier cabinet bu tribunalu Ndar mandat dépôt ba ña nga ca kaso ba ndax la enquête ba feeñal moo di seen loxo génnul ci li xewoon fan yi ca Casamance mu di soldat yi Sénégal yi fa tongaloon FUP MFDC yi doon fa jàppanteeg ñoom lu rëy ci ay opération démantèlement soldaaru Sénégal bi ci ñàkk bakkanam mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien Assane Maguette Diédhiou la tudd mu bokk ci famille boo xam ne Le Quotidien nee nañu lu mitti la ñu dund ci fitnay Casamance ji tragédie familiale ndax moom soldat bi baayam bi ko jur FUP MFDC yi ñoo ko boomoon
am na it ñaari frère yu faatu yoo xam ne jot nañoo jaar armée keroog ba FUP MFDC yi di faat baayam moom soldaar bi yaayam di Khady Jigali mi ngi koy nittali ci yéenekaay bii di Le Quotidien mbiree demee woon ma nga fay waxit na mu def moom soxna si ba rëcc rebelle MFDC yi ak ni leen soldaar yi Sénégal yi def direct ci news mi ngi ñuy wax ne l'armée bi leeral na ni opération démantèlement beeg sécurisation yi demee woon ñi amoon yéene doxu ñaxtu ngir bëggoon a jébaane parrainage gi ñu indi ci élection législative yi la Sénégal nee nañoo doxub ñaxtu ba yeggul police bàyyiwu leen ci place Washington de ca buntu ministère de l'intérieur fa la ñu bëggoon a àkke ji waaye seen jéego ba ñu njëkk a teg fa la leen police ne taral ne leen kirtim jàpp yóbbu Vox Populi nañu fukk ak juróom-ñetti ci ñoom activistes yi la ñu jàpp Sud Quotidien xamal ñu ne préfet bu Ndakaaru moo leen yàqal ni li ñu bëggoon mu di jóge place de la nation di place Obélisque dem ba ca buntu ministère de l'intérieur loolee la ñu leen mayul source wa mel ne ku naan ñu ñi wooteen manifestation gi gàccee leen ca toppe ndax wéetoon nañu ci ne askan wi ñu doon woo ci seen manifester gi faalewuñu leen Guy Marius Sagna Dame Mbodj Abdou Karim Gueye Xurum Xaq ak yeneen fukki activiste ak juróom source wa ne nañu ñoom daal fexe nañu ba dem ba yegg ci buntu ministère de l'intérieur bëggoon faa joxe ab mémorandum bu ñuy jébaane parrainage gi waaye dugguñu manifestation ga ci ab conférence de presse ca la mujj li waral coow leeg mbambuli di parrainage gi le témoigné mi ngi ñuy wax li tax ba opposition bi ak majorité bi mënuñu cee juboo l'observateur mel ne ku naan ñu ci xët bu njëkk moom gëmul loolu ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne opposition bi wax ne parrainage bi du leen topp ci wootey législatif yi ñu bari ci parti opposition bi ñu ci mel ne waa PASTEF waa parti démocratique Sénégal waa bokk gis-gis ba ci waa gëm sa bopp dem nañu ca direction générale des élections ba retirer seeni fiche de parrainage enquête dina kay nañu démocratie Sénégal du parrainage bi rek moo ko nar a xajamal ne waxi fichier électoral bi ak mbiri carte électeur it bokk na ci li dugal démocratie réew mi ci tension kadduy avertissement yu Khalifa Ababacar Sall moom la journal La Tribune xëyee ci xëtamu njëkk meerum Ndakaaru ba woon nee na duñu nangooti ñu fiy jëlati benn homme politique di ko dugal ci kaso bi ndax mbiri politique ci réew mi quotidien xëy na di ñu nittali mbir mu yéeme benn jaaykatu yamba bu nekk ca kaso ba la ñu bëggoon a yónnee yamba ca kaso ba tax ñu toggal ko ndambe jël yamba ja suul ko ca boolub ndambe ba. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen di si jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fi leen yem ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen ak Alaaji Pape Cheikh Diallo mu yeggeen seen émission Midi Plus Baye Cheikh doxalal. merci Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média dig daje gi à partir de 19h la d'abord soir d'info et puis ñaari jotaay yi bu wolof bi ak it bu français bi fàttaliwaat leen ni xibaar yi dafay continuer suñu site internet di www.igfm